émission kenn askan wi ñu am mbégte dellu si fi naka noonu tey jii ñu am mbégte dalal Dame Niang nekk porte-parole bu ATS nag soo leen ko déggee moom mooy ànd taxawu Sandaga ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci projet ba nga xamante ne état wu Sénégal am na ko jëm ci réhabilité Sandaga mbir mi fan la toll ginnaaw aussi ba leen doxalee yóbbu leen champ des courses mbir mi ndax ñoom ñu si gis seen bopp yan jafe-jafe nañ am ndax foofu ñu nekk tam ñu fay gis client ak yeneen pàcc yooyu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàccee si émission kenn askan wi ma fàttali mu ngeen participer si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 74 Dame maa lay daal jàmm ci plateau kenn askan wi fii si ITV. asalaamaaleykum téléspectateur ITV yëpp El Hadj Malick maa ngi lay nuyu di kontaan si dalal bi nga xam ne dalal nga ma ko ngir ñu mën a leeral li jëm si réhabilitation marché Sandaga ak site bi nga xam ne mooy site de recasement champ de course jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko fay dund. ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi donc mbirum Sandaga nañ fa séenee waxtaanee tey jii ñu siy dalal Dame Niang nekk porte-parole bu ATS di ànd taxaw Sandaga ndax tamit coow li bëri na trop ci wàllum Sandaga alors mbir mi fan la toll ndax tamit yan jafe-jafe la si commerçant yi am loolu nañ fa séenee waxtaanee ci biir émission bi alors Dame tolluwaayu Sandaga jamono ji bañ leen toxalee yóbbu leen champ des courses réhabilitation bi ba ko état bi waxee rawatina ministre bi fi nekkoon mbirum ministre du tourisme bi Abdou Karim Fofana ba léegi mbir mi dafa tàggatémbe. waaw El Hadj Malick mën nañu wax loolu mbir mi dafa tàggatémbe. maanaam demul dikkul uteeg lool li nga xam ne moom lañ ñu diggoon si mois de août 2020 bi nga xam ne le 2 août précisément bi ñuy jógee Sandaga di dem champ de course. ma fàttali ne bu waxtaan bi demee ba sori dafa am ay points yoo xam ne tegoon nañ ko si table ji. benn bi di accompagnement boo xam ne waroon nañu ko accompagner parce que soo jógee si barab boo xam ne da nga fa naa def service d'affaires bu baax su baree dem si beneen barab boo xam ne kenn xamul la fa da nga laaj soxla ñu gunge la mais aussi su nekk réhabilitation marché Sandaga dañoo soxla mu nekk quelque chose de sérieux pour mu nekk nag lu sérieux il faut que état bi jox ko gëddëm loolu taxoon deuxième point bi ñu tegoon ñu ne maquette bi nga xam ne moom lañ waxtaanoon ak l'ancien ministre du commerce Aliou Sarr nañ ko remettre sur la table parce que maquette boobu maquette consensuelle la boo xam ne ñëpp a si àndoon mu ne maquette bi nga xam ne moom laa indi nii. waaw maquette bi sax xam naa ci kanam tuuti daañu ko gën a leeral suñu mbokk téléspectateurs yu ñuy seetaan. waaw ma bàyyi la nga continuer. troisième point bi mu nekk contrat de retour engagement yoo xam ne dañu koy bindal. képp koo xam ne jógee nga Sandaga ñëw si site de recasement champ de course bi. pour wane ne dans 2 ans 24 mois après notre départ dañuy demaat duggaat si magasin yi nga xam ne dañu ko defal. loolu mu nekkoon point yi nga xam ne su la bëri te ñu diggoon ñu ne le ministre Fofana. engagé woon ne 1 mois après notre départ maanaam dinañ commencé liggéey Sandaga. maanaam daal mooy weeru septembre. début septembre atum 2020 waroon na leen fekk yéen. vraiment ngeen dellu foofu. ñu commencé atum 2020 liggéey bi commencé. liggéey bi commencé. normalement le 2 août 2022 waroon nañu fekkaat bi Sandaga. mais à notre grande surprise. 2022. 2022 wala 2 ans oui. 2 ans oui 2020 2022. 2022 parce que le 2 août 2022 waroon nañu parce que 24 mois la waroon durer. mais malheureusement bu ñu demee ba léegi gisatuñ dara dégguñu dara. kon mbir mi daal ba léegi dara sottiwu fa dara. dara sotti ko parce que kon 2022 bi. mën nañu wax ni du pare jamono jooju. Je ne pense pas parce que 8 mois après notre départ parce que le 2 août bi le 2 bii di ñëw la ñuy am foofu 8 mois. le 2 bii di ñëw waaw le 2 bii passé la ñu am foofu 8 mois. oui maanaam daal ça veut dire ne le 2 août 2021 ngeen fay def at. lay mat at fay def at. oui lay mat at. léegi ça veut dire ne kon mbir mi am na retard boo xam ne daf ñoo jaaxal. léegi nag. li ñu si gën a jaaxal mooy ne réhabilitation marché Sandaga xam nga commencé wul 2020. 2018 si weeru koor 2018 lañ demoon palais. oui rencontrer monsieur le président de la République mu promettre une réhabilitation marché Sandaga. sous fonds propres à hauteur de 5 milliards. léegi ñu siy liggéey ak l'ancien ministre du commerce Aliou Sarr ba génnee maquette consensuelle bi ñu valider ko en septembre 2018. les travaux waroon commencer décembre 2018. mais malheureusement ñun ñu defe noonu ne élection yi rek moo tax mu am retard ñuy xaar élection yi passé
mais à notre grande surprise bu élection yi passé projet bi dafa jógee ci Aliou Sarr dem ci Fofana. Abdou Karim Fofana ci Abdou Karim Fofana. mu nekk nag li nga xam ne moom mooy désastre bi nga xam ne. mais temps yooyu Aliou Sarr moo nekkoon ministre du commerce. moo nekkoon ministre du commerce. mais moom wax dëgg yàlla ñu ngi koy remercier. te jamono ji mooy ministre du tourisme mais jamono jooju. ministre du commerce la woon léegi nag ñu ngi koy remercier bu baax. parce que vraiment defoon nañu moom liggéey bu mucc ayib. boo xam ne inclusivité bi nga xam ne président de la république daf ko demandé woon pour que ñu inclure les commerçants en amont et en aval ce projet bi yëpp daf ko mataloon ba mat sëkk ba en septembre mu yóbbu ñu chambre de commerce présenté ñu projet bi ñu validé ko à l'unanimité. yéen kon projet bi gis ngeen si seen bopp. gis nañ si suñu bopp ak maquette bi nu mu tëddee. li ngeen di xaar yéen gis ngeen seen bopp. loolu yëpp ñu si xaar gis nañ ko si. mais d'accord nga tamit que ni Sandaga melokaan bu mu meloon dafa jéggi woon dayoo. waaw Sandaga. nu mu meloon quand même peut-être am na côté am na taarix am na histoire. am te na nit ñi miin nañ ko yéen tamit miin ngeen ko nit ñi xam nañ ko bu baax macha allah ndax ku ni fii marché voilà budda foog nga tudd marché Sandaga macha allah. alors mais nu mu tëddee woon loolu yéen sax xamante ni ay commerçant ngeen den fa jaay tiitaloon na leen. waaw xam nga ñun ñoo demandé la réhabilitation bien du sûr, marché. oui. ñun ñoo dem ba si président te waaw ñuy egg si président jaar nañ si autorité yu bëri. Très ba bien. demandé la réhabilitation kon xam na ñun xamoon nañ ne réhabilité jaadu na. mais seulement problème bi bu Fofana duggee si jeu bi ba la mbir mi changé. ba foofa na duggee. si jeu bi en jeu bi. 2019 la affaire yi jaxasoo complètement. maanaam ba si Abdou Karim Fofana mais Dugalee pourtant moom loxo. bañ ko fi invité yàggul dara si émission matinale Tok Tok ak Miguel Maram Ndiaye ak DJ Bobs mais quand même moom lu mu wax ak yéen seen gis-gis dafa waroo waaw parce que problème bi mooy. te yow da nga ni ba mu fa duggee le mbir mi mbir jaxasoo parce que maquette bi nga xam ne Oui. jubóo woon nañ si ak Aliou Sarr. dafa ñëw changé ko. dafa ñëw changé ko de un. Deuxièmement mu convoqué ñu chambre de commerce ne dans 5 jours da ngeen di génn marché bi. c'est le bras 5 jours jox leen ultimatum le 5 août la ñu oo le 5 jàppatuma mois le 5 daal la ñu oo nañu le 10 da ngeen di quitter. te boobu. mais quand même avant boobu waxoon na leen ko joxoon na leen sommation quand même voilà mais site de recasement amuloon boobu. amul woon boobu amuloon en 2019 site de recasement amul. léegi après si lañ ko wax na ko pour ñu dem au moins il faut benn site de recasement. oui si la profité nag patane benn site de recasement lépp pour wax ne manque de sérieux bi nga xam ne moom la piloté dossier bi. déet waay manque de sérieux total. mais pourtant moom gisoon nañ ko si mu ànd ak détermination ak discours yu mu doon wax ni état wu Sénégal taxaw na ngir vraiment commerçant yi ñoom ñëpp ñu su leen recaser ñoom ñëpp ñu gis seen bopp Sandaga dinañ ko tegaat si yoon bi ba defar ko ba mucc ayib. ñun d'ailleurs loolu la ñu waxoon. oui mais quand même yéen jamono jooju aussi yéen daaw leen dégg aussi ngeen di. si dem nañ ci ngeen plateau koy dal oui demoon nañ ci plateau. oui, télévision mais à un yu moment bëri. donné aussi parce que da ngeen nekkoon en phase. non non Oui. nekkuñu sax en phase ak moom. mais Oui. seulement on a essayé de l'accompagner. waaw da ngeen ko doon dañ ko doon accompagner jéem da a ngeen ko doon accompagner gunge. si promesse yi nga xam ne defoon nañu ko. parce que neewoon nañu. oui Sandaga dans 24 mois lañ koy tabax. très bien ñaari deuxième at fois ñaari at. oui une fois ñu génn un mois après day travaux yi day commencé. léegi defar na site de recasement champ de course bien vrai que site ba boobu pareewul. mais boobu ñun dégg nañu ne site bu pare la parce que boobu ñun visité guñ ko woon. oui mais aussi accompagnement yi nga xam ne tegoon nañ ko ci table muy accompagnement bi ak maquette bi ak li nga xam ne mooy contrat de retour yi yooyu yëpp def na woon après notre départ dañ koy négocier mais xam nga lan moo mujj xew. la moo mujj xew. bu ñu demee site ba lañ ko gëj a gis kenn gisatu ko. déggatuñ ko gisatu ko. mais quand même mën nañu wax ni moom nekkatul ministre. Mais boobu am- nekkatul ministre bu amee wàllum urbanisme. mais cadre de boobu vie. lañ ko gëj a gis. léegi moom moo ba- amee wàllum PSE du plan Sénégal émergent. boobu lañ ko mujj a gis ba ni ko Macky Sall di wàccee laa bëgg a wax. boobu ngeen gëj a gis. Boobu lañ ba ko nuñ gëj a koy gis. wàccee maanaam si réaménagement. Voilà. bi am ci le 1er novembre atum 2020. très bien boobu lañ ko gëj a gis. bu ñu duggee si site ba gisatuñ ko déggatuñ ko te li gën a grave mooy mu yóbbuñ site boo xam ne parewul. soo demee ba léegi nii soo la neexee suba nga ñëw le site est toujours en chantier. ba léegi nii. avec des kon gravats kon commerçant yi fa jóge woon dem fële du ñëpp ñu am place. ñi nga xam ne ciblé woon nañ leen ñëpp en place. ñun ciblé woon. ñëpp en place. te place yi yéen si gis seen bopp. place yi non place yi. wala moom place yi dafa xat. bëri na daam. yu xat. bëri na yu Ah xat bon? parce que ay place yoo xam ne 1 mètre am na fa. bien vrai que xëy na soreewul lool. place su 1 mètre. 1 mètre entrée porte d'entrée. oui
bien vrai que am na cantine Sandaga yu meloon noonu. waaw mais su nekkee da ngay defar. waaw di réhabiliter da ngay réhabiliter maanaam di defar lu bees da nga koy def mu méngoog jamono. parce que jamono yooyu cantine Sandaga bi ñu koy defee xëy na jamono yooyu loolu méngoo woon. mais fi mu nekk nii jamono méngoowul ak loolu. loolu man daan si ñëw léegi nii ñu gën ko leeral ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Dame Niang nekk porte parole bu ATS di ànd taxawu ànd taxawu Sandaga. ma ngeen woote si émission bi soo leen wootee si 88 628 74 74 88 628 74 Dame Niang moom mooy porte parole bu ànd taxawu Sandaga alors Dame. léegi ngeen nekk ci champ des courses forcément seen chiffre d'affaires taq na suuf. doy na waar. voilà doy na waar trop sax. maanaam li ngeen doon am Sandaga ak li ngeen fay doon gagné ak Sandaga la fa doon dugg ci xaalis gisoo leen ko ci champ des courses. 1/10 bi gisuñu ko. non bàyyi li ngay wax. 1/10 non Dame bu ma wax loolu yow tamit. su ma la waxee ne champ de course 1/10 sax gisoo leen ko. loolu benn waar 1/10 champ gisuñu ko. su ma la wax ne champ de course dem nañ ko presque lu ma 2 mois. pour nga xëy jaay benn nit sax problème la. pour nga xëy jaay benn nit rek problème la. maanaam. 1 mois 1 mois. parce que doo gis client bu ñëw. non seulement site bi dafa enclavé mais li nga xam ne mooy publicité bi nga xam ne panneau publicité yi nga xam ne moo waroon accompagner pour que nit ñi mën a orienter nit ñi vers ce site. benn eggagul kon lu ma la wax ne marché bi eggagul marché bi ba léegi amagul tur. te dañoo demander à ce que des panneaux de publicitaires am côté BHS bi. pour a orienter nit ñi. mais aussi au niveau de la RTS ak pompier ñu am fa ay. ak côté BCEAO. waaw yooyu yëpp waxoon nañ ñu ne. dinañ ko def. ba léegi jusqu'à présent ma lay wax ni amagul. jusqu'à présent ma lay wax ni amagul. kon Dame yéen seen yaakaar dafa tas. complètement maanaam lu ñu doon wax ci projet bi jëm ci réhabilitation Sandaga ak promesse yi nga xamante ni moom la leen kilifa yi waxoon gisoo leen ci dara. Abdou Karim Fofana moom lu mu ñu wax gisuñu ci dara. parce que mu yoree dossier bi nu mu ko génnee ba nu ma xam ne daaneel na cantine Sandaga amul lenn loo xam ne wax na ko ak ñun respecté ko. def ci dara. amul lenn lu mu ci respecté. lu mu dara respecté ko aussi dara des respecté ko. deuxièmement ñu jógee ci moom ñu jëlaat projet bi delloowaat ko ministère du commerce. xam nga bu mu jógee ci Aliou Sall mënoon na dem directement au ministère du commerce. mais foofu na def na woon état du Sénégal moom mooy defar. marché Sandaga. dafa nekk benn projet spécifique boo xam ne état du Sénégal moo koy ŋànkal boppam. defaral ko moo ko piloté. te une fois en réunion. on a le ministre des finances Abdoulaye Daouda Diallo mu confirmer na noonu par téléphone mu def ko haut-parleur. kon nag ñoom waxoon nañ ne lépp pare na lépp yemb na étude yëpp pare na xaalis bi est disponible te duñ xoole ba xaalis bi di dem feneen. parce que slogan bi nga xam ne mu ngi ko doon mooy ne Sandaga day daanu. bâtiment la boo xam day daanu si kaw nit ñi. mais ma fàttali ne Sandaga depuis 2013 bâtiment intérieur kenn newu ci. bâtiment intérieur personne nekku si. Khalifa Sall moo délocalisé woon ñi fa newoon. bien sûr yóbbu leen am na aussi même lakk bu metti bu fa amoon. voilà c' était en 2013. oui c' était le 25 octobre 2013. ce 25 octobre 2013 si la lakk boobu amoon. oui lakk boobu avant muy am fekk na une semaine avant. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci bâtiment central di jaay ay légumes ak ay jën ak ay yooyu. alimentation ñoo yóbbu nañ leen ci benn côté champ de course bi en 2013. oui kon ça veut dire ne li mu doon wax naan bâtiment bi day daanu ci kaw nit ñi day rey nit ñi mais xanaa balaa mooy rey nit ne fa bâtiment yi cantine yi nga xam ne ñoo nekkoon tout autour nekk ceinture bi jàkkaarloog télé yi yooyu ñoo fa desoon. yooyu ñoo fa desoon. looloo tax émission bi nga xam ne defoon na ko fii. oui di wax ne maanaam étude mënuñu ko woon def tant que nit ñaa ngi fa. ma koy rappelé ne benn nit nekk fa woon. kon wax gi mu wax noonu loolu dara amu ci. déedéet. deuxièmement ñun dugg nañ ci biir def foofu ay émission ba tàyyi. foo xam la na fa nekk ay buujumaan ñoo dugg ci biir dëkk fa dafa def seen i mbir. te saa boo duggee di nga leen gis. oui ça veut dire ne kon loolu daf ko wax nii rek mais loolu dara amu ci. loolu amu ci. léegi nag projet bi moom mu ngi ci ministre du commerce. oui léegi am na acteur. Aminata Assome Diatta. Aminata Assome Diatta moo koy piloté. oui mais li ñu jaaxal mooy. nee na ñaari maire yi. soo dégloo si émission bi moom mooy entre ville de Dakar. waaw ak tamit maire bu Dakar Plateau. maanaam diggante Soham El Wardini. ak Alioune Ndoye. voilà ñun demoon nañ seeti Soham Wardini. oui bi ñu ko seetee def ne marché Sandaga su domaine de compétence am la nekk. loolu après def na woon day seeti président de la République après recevoir aat ñu. mais bu mu demee seeti président de la République ba pare recevoir aatuñu mais aussi
Alioune Ndoye mu ngi revendiquer paternité marché bi. marché bi mais actuellement si domaine de compétence am na nag. kii Alioune Ndoye ak acte 3 moo ko jox. waaw loolu daañu ko leeral léegi ndax am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi ndax mu ngi insister ñu jël ko allo. 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 oui allo. allo oui allo. am na suñu téléspectateur bu nekk si 88 628. yaa ngi may dégg 74 kilifa gi. allo suñ mënee baal nga wàññi télé bi. waaw allo. allo wàññil télé bi nga déglu si téléphone bi su ko defee déggin bi. waaw gën a mucc ayib wàññi naa télé bi. waaw suñ ko mënee dégg bu baax allo. waaw allo yaa ngi may dégg. kilifa gi fa nga ñu woowee. maa lay woo fii Dakar. allo Dakar. suñ ko mënee dégg bu baax ndax am na suñu téléspectateur. maa leen di woowee Dakar bu participer si émission bi wax tamit si tolluwaayu marché Sandaga ak réhabilitation bi nga xamante ni état wu Sénégal taxaw na ngir réhabiliter que allo allo. waaw allo. waaye kilifa gi bisimilah ñu lay déglu. waaw na ngeen def waay. fa nga ñu woowee. Dakar laa leen di woowee. Dakar nga ñuy woowee. waaw. Dame est-ce que yaa ngi koy dégg. waaw maa ngi koy dégg tuuti. Dame. waaw bisimilah ñu lay déglu. Dame yaa ngi may dégg. waaw ñu lay dégg bisimilah. waaw na ngeen def waay. allo allo ñuy jégalu bu baax a baax suñu téléspectateur boobu di ko ñaan aussi su mënee wootewaat mu wootewaat ndax dañ amoon jafe-jafe rek ci wàllum serveur bi soo mënee wootewaat mën nga wootewaat kilifa gi di la gërëm baax di la sant Dame Niang ma bàyyi la nga àggali sa explication diggante mbir bi nga xamante mooy mbirum Sandaga nekk si loxo maire bu Dakar di Soham El Wardini wala tamit Alioune Ndoye foofu nga toll woon ak mbirum acte 3 de la décentralisation ma jël ku nekk si li bi ñëwaat si yow Dame Niang allo. allo waa Dame allo. allo. salaamaaleykum. allo. waaw allo salaamaaleykum. aleykum salaam. na ngeen def waay. allo. waaw allo fii laay wootee Dakar. allo. Dakar laay wootee. allo. maa ngi nii di woote Dakar. am na suñu téléspectateur bu nekk si ligne bi allo. waaw fii laay wootee Dakar. bismillah ñu lay déglu kilifa gi. waaw dafa am lu ma jaaxal. xam nga ñun Sandaga lañ nekkoon. waaw. ñun Sandaga lañ nekkoon fa lañ juddoo fa lañ yoroo. ñun bi ñu ñëwee le ministre Fofana. oui. mu taxaw mu ne kur ko kur gars yi dañuy dem. ñun dañu waxoon duñu dem mais bi ñu waxee duñu dem dañu am kilifa. oui ñu dem ba Touba. bi ñu demee Touba wax ak sëñ bi. sëñ bi nee ñu taalibe bi day dégg ndigal. ñu dégg ndigal. foofu naa tamit dem ba Touba wax ak ñoom lu leer. nee leen day defar. day yàq defaraat delloo seen nit seen i place. ba ñu waxee loolu ñun nag ay taalibe sëñ Touba la ñu dégg ndigal. bañ déggee ndigal ñu jël ñun ñëpp ñu jël yàq suñu bagage yëpp amul dédommagement amul dara sànni ñuy comme ni ñuy sànnee ay mbalit ci mbedd mi. déedwaay. plus de 1200 employés nekk fa di fa dund. bi ñu jëlee ñu fa yóbbu ñu centre de course bañ fa nekkee ba léegi benn client du fa dugg da ngay yaakaar ni sax ay cimetière la. te foofu naa ci boppam moo wax ci boppam moom ministre de l'urbanisme l'ancien ministre de l'urbanisme moom moo ne carrément lépp taxaw na dañ koy commencer defar ko mais man dama mënul comprendre nan nga jëlee ay sénégalais yoo xam ne ñii seen papaat yi def nañ fa des années nga jëlee leen fa amul dédommagement amul dara sànni leen centre de course sànni leen foo xam ne yow leer na leen ni site bi baaxul toppatoo leen lijjantiwoo leen man dama bëggul comprendre ban Sénégal lañ nekk. sama problème dama mënul comprendre ban Sénégal la nekk. j'ai fait 22 ans en Europe soo demee Château Rouge à Paris en plein Paris fa la marché bi nekk soo demee Chine Guangzhou biir Guangzhou la marché bi nekk Sénégal ba muy nekk marché Sandaga boobu ñun juddoo wuñu te ba tey jii may wax ak yow Sandaga moo fi marché bu fi yàgg bu fi nekk mais ñoom nee nañ dañuy defar mais defar bi léegi ça fait plus de 1 an teguñu sax benn pierre. mu leer na leen ni ñun suñu njiit yi dañuy fonto wala dañu respecté wul wala dañu tegul fenn. ay nit fu ñuy liggéey et y a 1000 personnes ndax Sandaga du borom boutique yi mais ñan la am na ñoo xam ni fa la ñuy jëlee dépense yi ñuy yóbbu seen kër.
du borom boutique bi rek moo ciy lekk de. kii taxaw foofu client bi di ñëw mu koy jël di la ko indil. dafa am lu mu ciy lekk. da ngay yónni dafa am lu mu ciy lekk. bañu ñu nit ñi defar mais boo jëlee dara di koy defar da ngay teg nit ñi fu baax mais mënoo jëlee nit ñi tegoo leen fu baax ba pare xamoo ni ñoo ngi joxe dépense xamoo lu ñuy def nga jëlee leen fa ba pare di leen seetaan. su ma la waxee ñaata divorce ñoo fa tas ñaata kilifa yoo xam ni. dañ doon jaay weekend bi ñuy dem Touba ñi dem Kébémer ñi dem seen. allo suñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi bu baax allo. oui. waaw nga ni. man ni bari na ci kilifa yoo xam ne gëj nañ dem seen dëkk. paas sax duñ ko am Sandaga fañ leen yóbbu mënuñu ci génnee paas bu leen yóbbu seen dëkk. boobu ba léegi état bi di wax tey ëllëg suba ëllëg mais Sandaga pour nga defar place yi en 6 mois war nañ ko mën a defar bu nekkee dëkk buy liggéey si dee état buy liggéey 6 mois buñ ko commencé woon mu pare mais dañu liggéeyul suñu ministres yi liggéeyuñu état bi ñoo liggéeyuñu mais marché dëkk boo dem marché bi ci biir centre bi la nekk mais ñun suñu état yi c'est dommage dañoo liggéeyuñu parce que Fofana mi yàq affaire yi Fofana mi yàq magasin yi mi ngi dëkk Point E xam naa këram Point E la dëkk këram dañ ko climatiser buy dem liggéey climatiseur moo koy yóbbu fii ma mooy dëkk ba xam ne baadoole yi rek ñooy sonn wasalaam. di la gërëm baax di la sant Dame koo xam naa moom sa mbokk la moom. waaw di ko gërëm de passage jàpp ma tur bi. waxul du defe na mais effectivement résumé na ko. te ñuy profité di gërëm aussi le khalife général des mourides. c'est implication vraiment c'est processus parce que suñu décidé accompagner l'état moom moo ñu ko demandé. très bien parce que maintes reprises dem nañ fa. et Fofana avait promis diggee woon na foofu à Touba la réhabilitation de marché Sandaga si 24 mois. oui te su ngeen xoolee le 2 août bu ñu tojee marché cantine ba pare. buñ ko télévision yi tàllalee micro. def leen ne commerçant yi li ñu war a def nañ ko ñun ñoo si des. dans 24 mois dinañ duggaat biir Sandaga. loolu la ministre bi waxoon. am na keneen ku nekk si ligne bi Dame ñu jël ko allo. allo. salaamaaleykum. aleykum salaam kilifa gi. ça va na ngeen def maa ngi leen di ziar bu baax. alhamdulilah suñu la mënee dégg bu baax suñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi bu baax. waaw man maa leen dégg de na ngeen def. alhamdulilah bismillah. waaw ci seen jotaay bi laay déglu très importance quoi ci li ngeen di wax nii quoi. jërëjëf. waaw parce que waaj bi génn fii léegi li mu doon wax noonu lu dara mais bàyyi xel la quoi mais fii suñu njiit yi dañuy sonal waa population bi rek képp kuy bugg a dem rek. dañ lay gaare doo dem soit mooy marché soit mooy ci tali bi soit mooy lenn affaire xam nga yéen ay journaliste ngeen yéen xam ngeen lépp. y a des choses tam man damay yem mais damay xalaat ça comme wala population bi dañuy woote di wax seen jafe-jafe pour régler ko c'est difficile mais yéen ñi nekkee journaliste. yéen wax rajo yi yëpp yéen ñi def seen émission yi di invité gars yi di wax c'est important ngeen war a jël yéen tam yéen a ngi di def seen effort mais ngeen gën a def seen effort. ci état bi ci wàllu mairie bi ci wàllu ci askan bi il faut ñu jox seen askan bi seen yelleef ak seen yelleef quoi. Sandaga bi ngay wax noonu man xoolal man artisan la man maa ngi ci booru palais booy wàcc ci géej bi noonu amoon na ay marché bu ndaw. oui. marché bu ndaw bi dañoo mooy temps bu ñuy daaneel kii mooy kabano yi quoi affaire yëpp daal. ci la waa mairie ñëwoon foofu ñun tamit ay convocation ñu ne nañ jógee foofu boobu xoolal ñu jëlee foofu ñëpp fu mu nekk nii boo tey mat na 2 ans kenn def fa dara xam nga la mujjee léegi ay mbalit. ay saw ay tuur ndox salté te avant li mu gënoon mel moom rafet ak lu mel léegi boo xamante ne place boo xamante ne dafa rafet am ay artisan yu liggéey wala dañ koy balee xëy dafa ñoo xëy nga jox leen ay convocation ay kii mais jóg leen fii daa leen suñu place yi tey foofu yëpp ay mbalit la tey ay saw la def 2 ans tey wala kenn du ko defar yàlla xam na ko Sandaga lu mu mel noonu tamit kii lu muy wax noonu lépp dëgg la mais dafa yéeme trop sooy wut dara sooy liggéey ñoom duñ la dox départ duñ la dimbali nga liggéey mais soo defee ba nga volonté di liggéey dañuy ñëw yàq sa liggéey dootoo mën a liggéey def wala après nga wala da ngay mujjee daanu ngay commencé mais dafa métti dafa métti trop émission bi ngeen di wax nii vraiment c'est important dama lay déglu des fois yow mi journaliste bi xaw ma sa tur quoi dama lay déglu xoolal mais ki déglu quoi mais yéen ngi def seen effort dañ leen def seen effort ci kilifa diini yëpp ci ñëpp pour ñu wax état bi ñii di doxal daan seen doole seen place di góorgóorlu dimbalu leen defal leen dara bàyyi leen ñu liggéey ñu dem seen yoon teel a tax jërëjëf voilà man la amoon mais li mu leen di wax quoi jërëjëf waay merci beaucoup jërëjëf di la gërëm baax di la sant moom tamit mook téléspectateur bu njëkk woote ñoo bokk gis-gis
waaw vision bi partout parce que xam nga Sandaga dafa xaw a doy waar xam nga Sandaga c'est le Sénégal en miniature. brassage culturel bi fa amul fenn. et seen Sandaga patrimoine la. mais aussi soo xoolee depuis des années 50 ou bien avant 1933 defe naa lañ ko dafa xama 38. mais depuis lors da nga gis génération fa succédé wu man sam papa moo gaañu ma jënd cantine bi. mais am na ñeneen ñoo xam ne dañoo tukki bitim réew. oui am na suñ benn mbokk commerçant loo xam ne vraiment xaalis bëri la investir dem tukki ñëw 14 millions. la jëndee pas de porte cantine am. 14 millions. 14 millions. fukki millions ak ñeent. actuellement il est dans le désarroi. actuellement soo xoolee liggéeyatul dara. liggéeyatul parce que actuellement centre de course liggéey amu fa. mais centre de course problème bi lan la dafa roqi si yéen dafa enclavé doo leen gis client loolu mooy jafe-jafe yi. waaw xam nga te sànq li nga wax aussi dafa doy waar nga ni client yi soo jëloon fukk bu nekk mën naa wax ni benn ngay gis. maanaam soo doon jaay 1000 francs 100 francs ngay jaay. soo doon jaay 1000 francs par jour. 100 francs lay jaay. wala doo ko jaay. xam nga wala doo ko jaay mooy waaw xam nga processus réhabilitation ma Sandaga. ni ko tegal moo baaxul. xam nga recasement bi. oui dañ ko profité. recasement bi dañ ko profité mais pourtant yéen waxtaan yi état bi impliqué woon nañ leen si yéen a ngi woon ci biir. ñu ngi woon si biir mais quand même joxe ngeen seen xalaat laataa ñuy defar maquette beeg yooyu yëpp. waaw parce que amoo ngeen si cadre quand même. centre de course. dañ ne ko woon dañ ne woon monsieur Fafana ministre Fafana centre de course mouroir la soo fa demee li nga am si alal di nga ko ñàkk te bis bi ñuy dellu Sandaga soo moytuwuloo investir sa cantine doo ko am kon li leen war a gën a animer mooy lu préserver suñuy emploi parce que man ñun ay régulateurs sociaux lañ. oui li topp suñ ginnaaw kenn xamul nu mu toll. oui soo xoolee ñu jógee Sandaga li ñu doon soutenir si doomu aadama peut-être ëpp na 100 000 wala 200 000 personnes mënoo ko. ñu nekkoon Sandaga. ñu nekkoon Sandaga li ñuy soutenir ñu nekk seen ginnaaw. seen i doom seen i jabar seen i jarbaat seen i rakk. mbokk yeeg ñëpp si biir. man sama bopp man miy wax ak yow j'ai plus de 7 personnes yoo xam ne sama loxo lañ jaar ba ku nekk yor sa kër bopp. yaa leen jël en charge. yaa leen jël en charge di leen jàngal métier bañ samp seen kër. xam nga ñooñu commerçant Sandaga du sonal état te day fay ay taxes normalement. mais quand même d'accord ngeen tamit que ni Sandaga ak occupation de la voie publique bi fi amoon jaaduwul. loolu quand même. loolu dañ koy. c'est un constat qui est là Dame Niang. loolu dañ koy déplorer. oui te xam nga lu ko indi. la gestion des communes. mairie communale li ñu doon gérer marché yi ñoo baaxul. parce que da ngay gis marché boo xam ne peut-être prévoir nañ ko pour 100 cantines mais day dem ba mujj mat 200 cantines. dafa ruq ba fa des mairie ba dana fa teg cantine pour am ay taxes. looloo tax am ay juuti yu mu leen di dagg ak yooyu waaw te cantine yi soo tegee cantine taxe ngay am. loolu tax day dem ba xam ne la fa nekk day ëpp. te loolu au niveau de ATS. bien vrai que ñi ngi waxtaan mais ñu ngi doon élaborer ay solutions. xam nga pour occupation anarchique bi. kon complicité nga jàpp ni moo amoon si ñi nga xamante ni moom mooy maire yi maanaam nekkinu marché yi ñoom ñoo ko bëggee woon noonu. xam nga Sénégal muy occupation de la voie publique ñi secteur informel bi mu jaxasoo foofu ñii di lal si mbedd mi ñii di lal fi oto yi di jàll loolu. commune yi ñoom ñoo ko bëggee noonu. yëpp tamit pour am ay juuti. su ma la déggee bu baax. au niveau de Dakar Plateau man am na ku ma mës a wax ne. oui maanaam mairie yi duñu ramasse ambulants yi bàyyi di leen deñ ba di leen tere liggéey dañ leen di ramasse tey suba ñu bàyyi leen parce que dina recouvrer lu mat 600 000 francs si juutu par jour. par jour waaw. ndax seetlu bi dañ daan nemmeeku que ni marchand ambulant yi. chaque jour dañuy dàqante policiers yi ak ASP yooyu ak agent mairie mais suba ñu ñëwaat. waaw parce que dañ leen koy yombalal. léegi nag occupation anarchique boobu. xam nga Sénégal li si déeme mooy mën na yoo defar ay infrastructure bu baax. oui mais duñ ko gérer bu baax. duñ ko gérer bu baax. te yow 600000 bi nga doon wax noonu nga ni par lan nga ni. par jour 600 000 francs par jour. mu concerne lan nit a moo ko wax. mu concerne lan. juuti ak juuti yi. waaw juuti lañ wax. juuti la ma wax. ban mooy juuti 100 francs yi jël si ambulant yi. si ambulant yu nekkoon. ñuy wër au niveau de Dakar au niveau de marché. 600000 par jour 600000 francs peut-être Sénégal nit loolu la ma wax. bien vrai que vérifié ma information mais xam naa ne. su ko matul di jege na ko. jege na ko waaw su ko matul. su ko matul di jege na ko. léegi xam nga marché bi. il faut que inclusivité bi am. oui am na ko nekk si li bi nga baal ma. ñu jël ko allo 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 allo
kooku dafa mel ne déggin bi jàppandiwul du ñàkk mu woote waat ma bàyyi la ñi yaay woon ci wàllum. inclusive bi oui. xam nga actuellement acteurs yi. il faut que ñu wóolu leen jox leen ñuy gérer les marchés. et que marché yi nga xam ne projet de réhabilitation des marchés je pense que 5 marchés la yi nga xam ne moom moo nekk au niveau du ministère du commerce mais Sandaga est prioritaire mais li si am solo mooy ñu xam ne ñuy defaral amuñu temps wu xaar parce que bis bu ñu toog musiba la si ñoom parce que da nga war a fay location. da nga war a dundal sa njaboot. sa doom yaa ngi jàng nga war leen a faj. te li ngay doon def sa poche. li nga daan am te ndox baa ngi fi courant baa ngi fi. sans compte ndox ak location bi. léegi kon su nekkee ñoom jël nañ seen temps rek. day métti si ñun. am na keneen ku nekk si ligne bi ñu jël ko allo. allo bisimilah. bisimilah kilifa gi suñu la mënee dégg bu baax suñu mënee baal nga yëkkati kàddu gi. allo waaw. bisimilah fa nga ñu woowee. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi leen di wax di leen siyaare damay dugg rek wax du bari. waaw yaa ngi mbooleem lépp loo xam ne lii waa ji wax na ko yi passé Abdou Fafana li mu rey ci sànni ji ëpp na 5 junni nit ñaari territoire bu nekk la cee liggéey ëpp na 700 nit kenn ku ci nekk la aji yow ëpp na fukki nit mu yëkkatee yóbbu leen ci foo xam ne bii dara néew fa dem nag sosol ni ci réew yóbbu ñu ci kër goo xam ne dañu faa tëj kenn dañ loolu mu yëkkati ministre bi àndoon na ko li bokk ci bu ne ko ci laa koy boole xam naa ne bokk ci waaye ci laa koy boole dafa am ñu nekk ci gannaawam ñu nekk ci gannaawam pour mu yëkkati ñaari territoire yooyu. ñaari territoire yooyu jaar na ko marché bi jotut ak moom dara waaye moom ba mu koy yëkkati nee na ko kii Aliou Ngouille nee na ko lii bokk ci mu ne ko xam naa ne bokk ci waaye dama ko ci boole. xam nga loolu lu doy waar la ñun man yëkkati gi naqari wu ma waaye lim na bokk ci waaye maa ko ciy boole loolu rafetut moo ñi Macky Sall baax na waaye ñii topp ci moom liñ ko yàqal xamu nu mu toll rawatina Fafana moomu. Fafana moom li mu yàq ci marché sànni gi musta am ku ko yàq ba àddina sosoo ba léegi ñaari territoire bu nekk la fa nekk ëpp na 700 nit kenn ku ci nekk la mu bon ma la aji ci ëpp na fukki nit mu koy yëkk seen sànni leen ci kër goo xam ne tey leen mënuñu am dépense mënuñu am dara am na ñoo xam ne ñi ñoo leen gisee dañuy mel ni ay dof Abdou Fafana moom lépp dafa sànni ci àq ci bi amee. di ko gërëm baax. di ko sant moo xam naa ni moom xolam tamit moo jeex. xolam ko dégg nga xam ni mag mooy woote. xolam dina jeex parce que li muy wax nii. Émile Badiane Gauche quand ñu nekkoon foofu. oui projet bi ñu njëkk a defar. architecte Ndiame defar ko te ñu ne moo defaraat projet bi nga xam ne. mooy projet bi nga xam ne moom la Aliou kii yor. foofu nag metron si ba nga xam ne dafay génn 99 cantines. oui nga baal ma xam naa ne sa mbokk yi moom tey sa yaram dafa tàng. am na keneen ku nekk si li ñu jël ko te ndax ñoom si nañ bokk allo. allo. baal nga wàññi télé bi allo. kooku dem na di jéggalu bu baax si suñu téléspectateur boobu di leen ñaan tamit suñu wootee ñu bañ a déglu télé bi di déglu téléphone bi ndax dafa am benn décalage bu si am moo tax suñu déglu télé bi rek déggin bi du gën a du jàppandi daam ma fàttali ma bàyyi la nga àggali. waaw Émile Badiane Gauche bi. ay cantines yi fa nekkoon si projet bi Ndiame def nga xam ne. moom moo defaraat projet bi nga xam ne 99 cantines yi nga xam ne dafa war a wër. dafa war a wër magasin yi war a wër centre commerce kii bi bâtiment central bi. moo ko defar Émile Badiane Gauche bi daf noonu du ko laal. daf noonu du ko laal day defal marché bi ba pare soog di xool ni muy defaree cantines yi nekk Émile Badiane Gauche. mais malheureusement foofa na daa ñëw rek ne Émile Badiane Gauche doo ko siy boole. oui nit ñi jëm suuf dem kaw dem suuf mën na ko siy boole. le 3 juillet bi nga xam ne le ministre Aly Ngouille Ndiaye ñëw na fa nekkee le ministre de l'intérieur jour boobu benn jour fatidique la boon boo xam ne ay mort mënoon na am Sandaga. parce que jour boobu les commerçants étaient déterminés jàmbaarloo ak daraan yi nga xam ne dañoo nar a ñëw. pour daaneel cantine yi parce que jour boobu dañu ne duñ dem fenn. parce que mënuñu woon comprendre lu tax mu jékki-jékki rek na si dugal Émile Badiane Gauche. léegi nag def na ko sans peut-être xaw ma ndax. tenir na loolu en compte si maquette bi mais ce qui est sûr mooy ne yëkkati na ko avec benn nombre bu am solo comme ni ko waa ji waxee léegi sans compter ñi nga xam ne ay liggéey transitoire yi nga xam ne dañ doon liggéey ak cantine borom cantine yi nga xam ñu ngay tuddee ay rangumaan ak ay nuurumaan nga xam ne ay intermédiaires la yoo xam ne peut-être ay milliers de gens lañ. alors maquette bi moo nekk nii.
kon maquette bi moo nekk nii maquette bi nuñ ko defaree nii yéen gis ngeen ci seen bopp. maquette bi ni ñu ko defaree kon nii mën nañu wax ni Sandaga su parewee mbir mi dafay mucc ay macha allah. maquette bi ni ñu ko defaree nii ñun dañ see gis suñ bopp. parce que maquette bi ñun ñoo si liggéey. en collaboration avec l'ancien directeur du commerce. l'ancien directeur du commerce bi nga xam ne moo fi nekkoon du temps de Aliou Sarr. maquette bi ñu dañu si incluroon en amont et en aval ñu expliquer nu ñu ko bëggee ñu defee ko nu ñu ko bëggee et puis présenté ñu ko ministère du commerce ñu validé ko ñu présenté waat ñu ko chambre de commerce ñu validé ko. mais maquette bi nekkul maquette bi nga xam ne moom la état du Sénégal tànn pour defar nekkul maquette bi. nekkul maquette bi nekkul maquette consensuelle. soo xoolee maquette bi am na 99 cantines yi nga xam ne ñoom ñoo wër bâtiment central bi. yooyu yëpp dañ ko dingi ne dañ fay def ay jardin. ana marché Sénégal ak jardin. ñi dañ fay def jardin. ne dañ fay def jardin. waaw mais tamit jardin bi jardin bi xëy na ñoom loolu yëpp si naaj sel yi la bokk xool tamit mbirum environnement beeg yooyu. mais naaj sel lépp si environnement la bokk. da dul perduré xam nga maanaam du priorité daal. du priorité et puis du yàgg. oui soo xoolee fleur yi nga xam ne Abdou Karim Fofana defoon na ko rond point Sandaga ak ay RTS yëpp. amatul benn fleur bu fa nekk yëpp wow nañ. amul benn fleur bu fa nekk. dama nga vérifier amul benn bu fa des yëpp wow nañ. te zone des millions la fa yàq. pour te dire ne Abdou Karim Fofana yàq la doon gën a def ne defar parce que actuellement fi mu nekk nii. mais déedéet waaye loolu est-ce que tamit mooy yéeneem si yàq dama la parce que. est-ce que quand même yéeneem la quand même bi nga xam ne xëy na moom yéene bu amoon mooy defar quand même. mais yéene c'est que yéene da nga koy teg si xam-xam. oui. ak inclusivité. mais ñi nga xam ne daf leen daaneel dafa bëri muy Sandaga di Liberté 6 di nga xam ne ñoo nekkoon stade ba. amul fenn fu Abdou Karim Fofana def liggéey bi jàll te nit ñi nekkaan fa dama nga vérifier fu mu jaaroon yëpp soo demee fekk na nit ñaa ngi toog foofu di liggéeyaat. mais si yan condition mais ñi nga xam daaneel nañ leen seen cantine ñoom mënuñoo toog cantine mais ñeneen na fa toog di liggéey. ñeneen ñoo fa toog di liggéey. léegi nag kon ça veut dire ne dafa yàq à la science te soo xoolee ma contentement kon maquette bi du bu nga xamante ni nekkul moom ba nga xam ne moom la état bi tànn. actuellement bu ñu wanagum. bu ñu leen wanagum parce que le maire Alioune Ndoye bu ñu wooyee wax nañ ko ko. nee nañ ko 99 cantines yi mënoo ko exclure. parce que soo ko exclure da nga koy yóbbu sa ay 4e 5e étage. te c'est en commerce au Sénégal. nit ñi mënuñoo passer premier étage. parce que nit ñi dañ ko du yéeg. ay 5-6 étages soo ne da nga fay def commerce. ça veut dire ne inclure et puis xamoo métier bi. soo xamul métier bi ñun dañ la ko da ngay def rez-de-chaussée. premier étage rez-de-chaussée bi nga def ko pour les détaillants. premier étage. nga def ko pour les ambulants. nga def ko pour les grossistes. deuxième étage. loolu waxoon ngeen ko yooyu yëpp wax nañ leen ko. pàcc bu nekk ak li ñu fay jaay. voilà su ko defee ku dugg ci marché bi. di nga xam fi ngay jubal. moo gën mbir mi jaxasoo. waaw du jaxasoo. oui comme lu xew Europe rek deuxième étage. ñu def ko terre yi ne fa. troisième étage ñu def ko ay lieu de culte. fi ñu noppaloo ko yooyu. et puis def 99 cantines pour mën a absorber li nga xam ne moom moo des ci commerçant yi parce que suñ ko deful dañuy def ay 3e étage 4e étage marché yi ñu ko def yëpp poulailler la mujjee. am na solo am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu jël ko allo. allo allo am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo. kooku dem na di jégalu bu baax a baax ci suñu téléspectateur boobule alors Dame ñu ñëwaat ci benn point boo xamante ni commencé wu nga ko aborder mais téléspectateur yi doon woote moo tax mbir mi yaataloo ko bu baax muy diggante Soham Wardini maire bu ville de Dakar ak tamit Alioune Ndoye maire bu Dakar Plateau. sànq yaa ngi woon ci aspect boobu par rapport ak gestion. parce que actuellement projet bi ci ministère du commerce la nekk. oui. fi nekk ñaari maires yi ñu koy xëccoo. mu ne ku nekk na yaa war defar. mais ñun lu ñu amoon importance muy maire de Dakar Plateau defar Soham defar ministère defar ñun loolu benn amoon na ci importance li ñu amoon importance mooy liggéey bi gaaw te ñu dellu fa le plus rapidement possible. parce que fee ñu nekk ñu ngi fay suffoqué. ñu ngi fay dee te gisuñu fa suñu bopp. te alors kon tamit Covid bi dafa ñëw yokk ci mbir mi. Covid bi maanaam yéen fi ngeen nekk muy champ des courses gisoo leen seen bopp sànq nga ni soo doon jaay ñaari téeméer. mën nañu wax ni doo jaay dara wala mënoo am ñaar fukk Covid bi dafa ñëw gën a metti ci yéen. xam nga lu doy waar. en plein Covid la ñu yóbbu sans accompagnement. buñ tabaskee ba su suba ga. mu leer na ne poche yëpp ay fëq parce que dépense ko dafa cher. si lañ ñu ne su ngeen tabaskee ba suba ga da ngeen di dem par force.
am na ñoo xam ne xam nga Sandaga soo ko xoolee. mais quand même du dem par force ndax yéen njëkkoon lañ leen jox date après ñu puusaat ko loolu quand même tu es d'accord avec moi. xam nga date bi bu ñu ko joxee. ñun fas yéene wu ñoon dem. parce que fee xamoon nañ ne suñ fa demee ñun ñoo fay dee rek mais état duñu fa fekk. te def nañ fa 8 mois te presque gisuñu état. loolu taxoon ñun dañoo bañoon dem. oui ma jël suñu téléspectateur bi ma jël ko en une minute ndax mu ngi insister dafa mel ne moo woote woon sànq allo kooku dafa mel ne dagg na serveur vocal bi dafa mel ne moo jàppaniwul ma bàyyi la nga daane ndax daanaka simili yi jeex na. léegi foofu xamoon nañ suñ demee dee dañoo naroon def bras de fer duñ bañ sax à ce que ay nit tëdd foofu mais médiation yi ak xalifa diine yi. médiation yi tax ñun ñu accepté dem leneen nag dinañ dem mais wax leen ñu respecté seen kàddu. mais malheureusement respecté wuñ dara. actuellement li ñuy demandé l'actuel ministre du commerce. mooy ko sooy wàllu ko feebar bu xaar ba mu dee nga soo dee si. alors ak nawet bi nga xamante ni soreetul champ de course gis na nawet bi passé am na si ay cantines yoo xamante ne am na ay commerçants yu doon naqar lu baax a baax ndox yi fay wàcc diggante bi defar nañ ko. kon jusqu'à présent wala ba léegi dafa des. jusqu'à présent defaruñ ko. ah bon mais récemment si semaine bii passé lañ teg benn comité de gestion boo xam ne. très bien ñun commerçants yi si lañ bokk. ñuy remercier de passage Sidi Ndiaye bi nga xam ne moo dirigé comité de pilotage bi. ak monsieur Ba conseil technique du ministère bi. vraiment ñoom liñ gisagum si ñoom dalagum na xel. et que ñoom. maanaam ñu ngi teg ay jéego. parce que bu ñu tegee comité de pilotage trois jours après lañ teg benn réunion boo xam ne. pour souvenir pour au moins régler problème mu site bi. muy kii ba inondation boobu dafa am ndox mi di couler des toits mais aussi manquement yi nga xam ne yëpp des na fa muy touru marché bi publicité panneau publicitaire peut-être eggali li nga xam ne moom mooy liggéey te pour te dire na actuellement champ de course toilette yi ndox mi dañ ko coupé à hauteur de 1 million 96 mille. champ de course. nit ñi dañuy puiser de l'eau pour dugg si toilette yi. dañ coupé ndox mi. depuis kañ. depuis presque 2 mois. léegi fa ngeen di wutee ndox léegi. rootee fa am. mais loolu doy na waar de daal. yéema la def pour te dire situation bu ñu nekk mais néanmoins Sidi Ndiaye ak monsieur conseiller technique ñoom nee nañ fii 1 mois lépp li nga xam ne mooy problème bi nga xam ne teg nañ ko c'est 3 points yi nga xam ne réunion nañ si vendredi dañ fexe ba trouver si solution. ñu leen siy xaar te mu gën a gaaw. maa ngi lay gërëm bu baax di la sant Dame Niang. maa ngi lay gërëm di la sant di la wax ne mbégte la woon pour ñëw expliquer askan bi li nga xam ne moom moo xew Sandaga ak champ de course. très bien mu nekkoon Dame Niang nekk porte-parole bu ATS di ànd taxaw seen Sandaga mu nekkoon tey suñ gan si émission kennu askan wi mbokk téléspectateurs yéen tamit amuñ seen fay di gërëm équipe technique bi jàppoon si émission kennu askan wi ba suba incha allah 4 waxtu.